bis boo ñëwee fekk fa toroxte xamal ni dogal boo gis tànku boroom a nga ca biir. nee na foo fekkoon daraja ñuy màggal boroom nga dem ba boo ñëwee fekk boroom ñu di ko fa doyadal xamal ni dogal boo gis tànku boroom a nga ca biir. waaw looloo tax nag yàlla nee na moo tax wax naa leen ko ca seen waxtaan ba aaya bu doy waar la inna allaha la yugayiru ma bi qawmin xatta yugayiru ma bi anfusihim ñu ne qad la yugayir waaw qad la yugayiru allahu ma bi qawmin illa bi qadri ma qad gayaru min anfusihim maanaam yàlla kenn ku ne kemtalaayu li ngay sonn pour defarewaat ko sa bopp wala nanguwaate ko sa bopp kemtalaayu li ngay def rek moom it loolu la lay toppee nu mu toll rek moom it mu toll li mu ciy contribuer à ta manière. bu sa rythme yéexee mu yéexal ko comme yow bu sa rythme gaawee mu gaawal ko mais ci yow rek la aju parce que la ko war defoon na ko démb comme changé nga dafay toog di la xool waaye rythme boo doxee nag boobu lay doxee yow it ànd koog yow ah kon nag ci yow la aju inna allaha lam yaku dalika bi anna allaha lam yaku mugayiran nicmatan anamaha ala qawm xatta yugayiru ma bi anfusihim waaw moo tax kon nag changement boobu dafa am yu muy laaj li mu njëkk a laaj mooy fokk mu am temps xam ngeen lu tax parce que il faut que nit ñi di réfléchir ci kàddu gi pour comprendre boo déggee ñun le changement bi nekkul lu radical genre lu progressif lay doon xam nga watu sa karaw fees dell ak sa bopp fees dell ak karaw nga ñëw léegi rek watu nel ci 5 minutes mën nga wat bopp bi yépp mu nekk nel benn karaw du fa des mais est-ce que mën nga ci 5 minutes karaw gi dellu si waat c'est pas possible parce que moom sunna bi muy doxee moom karaw gi fokk mu jël temps ba tax gis nga yàlla boo gisee mu fonk nit te mu ëpp doole li mu bind moo di li mu jox yi mu bind yépp benn bu ci ne nit seddu na ci ba noppi am moom lu yi ci des amul. par exemple li ñu tuddee aljamaadaat annabaataat alxayawaanaat xam nga yii bu ci ne dafa am ruuxu boppam benn ruux bi moo koy dundal léppam am minéral am végétal ak am animal mais boo seetloo ci nit ruux yooyu di dundal benn bu ci ne léppam moom une partie rek de son corps lay dundal ruuxul jamaad yuxyi l jamaad bi kulli mais bu dee ci wàllu nit aljamaad ruuxul jamaad lan lay dundal mooy al adalaat al idam wala adalaat du ko passé waaw les os ak li ngeen di tuddee nu mu tuddati muscle yi loolu rek la ruuxul jamaat mën a dundal ci nit mi du ko passé ruuxul nabaat te mooy âme végétal moom itam mooy dundal wàllu végétaux yëpp ci seen lépp mais bu dee ci nit ñaar rek lay dundal ci moom mooy karawam ak weyam moo tax nga gis an nabaat ni nga koy dagge muy jebbiwaat di jël temps ba keroog muy mataat noonu ngay daggee karawu nit moom it muy jebbiwaat ba keroog muy mataat weeye aussi la même chose parce que ci ruuxul nabaat la ñuy dunde ruuxul xayawaan moom itam mooy dundal nit ci instinct animal bi mooy waral nit di soxla lekk
comme animaux yi di soxla naan, comme animaux yi di soxla nelaw, comme animaux yi di soxla accoupler, comme animaux yi, mais foofu la yem. léegi nag الروح البشرية الروح الإنسانية الروح المقدس looloo tax nit raw yi ci des parce que am na yeneen supplément ruux bachariya bi te mooy instinct bi nga xam ne mooy bu humain bi ci moom mu xam ni nit la même bu nuroo golo xëy na physiquement dina xam ni bokkuñu luy seen vocation beneen nag soog a ñëw mooy bi jógee ca kaw te mooy ar ruuxul muqaddas ça c'est l'esprit saint mooy tax nag mu xam ni war na am borom bu mu war a jaam bu ko defee yooyu yëpp nag pour may nit pour ñu mën ko préparer ba bu commencé dugg ci biir rek évolution mën a nekk te yooyu yëpp nag mu ngi ci biir fitra bi mais bu ñu taxawul fitra bi bàyyi ko noonu rek yàlla yi mu def yëpp dafa am délai bu délai bi jotee te liñ ci war a def defuñu ko ci dootul joxe benn si moo tax même la conscience parfois nga dégg ni la conscience est morte parce que deful benn service donc dafa bloqué waaw moo tax balil insaanu ala nafsihi basira walaw alqa maadira kon nag foog mu jël temps ñaareel ba fokkit nit ki ñu yóbbu ko ci environnement bu dëppoo ak li ñu bëgg a def ci moom mais naka ngay bëgg a defe ci sa njaboot yaru diine te yóbbu ko ci environnement bu nga xam ne la fa xew yépp lu wuteeg diine la mu nar faa évoluer te milieu dafa am solo ci nit moo tax boobu lu mat bàyyi xel la te mooy nit ki buñ ko bëggee yar ci ay vertu yu nga xam ni moo intéressé nit ki da ko yóbbu ci milieu bu mu ko wóor ni loolu rek moo fa am bu ñetteel ba mooy méthode ba ñu koo yare parce que méthode bu ñu ci échoué rek mën nañu yàq temps njaboot bi yëpp ba mu jeex te li mu daj du ko féete fenn waaw moo taxoon baat ba leen kilifa gi doon wax te mu nuru la reelu te am solo nee na weex taat taxul woon ndonga di jàng waaw dem toog ca dóom ba rek ba weex tàll ni fur comme ni ngeen ko gisee ci film bi mais taxul woon kenn di jàng de pour préparer personnalité nit la الشخص après الشخصية parce que même ci cadre julli yàlla du personne moo koy jàmm mais personnalité moo koy jàmm boo gisee yonent bi daan insister te wax nañ leen ko ci yi passé pour que ñi nar a tardé pour bëgg a dabu ràkka bi warul jar ñuy bidi di taw ba ñëw bruit bi nga di ko dégg fu ne pour dabu ràkka parce que sa personnalité da yàlla soxla mais soxlawul ràkka bi waaw bu ñeenteel ba nag mooy bu temps amee environnement bi mat méthode yi nekk méthode yu nga xam ne yu efficace la nag bi ci des mooy ñan ñoo koy exécuter c'est ça qui est important parce que li l'islam di wax nii dafa bari ku ñu ni diw ay yaayam te fekk sëram la l'islam a ko wax dafa bari ku ñu ni diw ay yaayam te l'islam nee na du yaayam sëram la mais bari na ku ñu la ni diw ay baayam te fekk na du baayam frère am la ce qui veut dire que taneewul doom ji moom yaay ji taneewul doom ji lu ëpp li sœur di jariñ frère am comme itam baay bi taneewul doom ji lu ëpp li frère di jariñ frère am koo taneewul lu bari nag te yow yaay école bu njëkk bi pour moom foofu le problème bi nekk parce que xam nga li ñoo tuddee les bonnes manières
parce que lu am solo la ci préparer xale bi bala muy dem biir école. les bonnes manières nag bokkul ak li tubaab yi di wax savoir vivre, mais beneen affaire la. bonne manière mooy xale bi teel a xam ci environnement wu parents yi, même bu ko xamul ci conscience muy xool jëfandiku bi xam ni ndekete lii nii lañ koy defee. xam nga moo tax benn waay di ko signaler ci façon bu doy waar. nee na li ci ëpp ci parents yi bu ñuy dugg seen néeg doom du ñu fëgg, du ñu fëgg, et pourtant leçon la pour ñoom it buñ ko tàmmee ci yow noonu bis bu ñuy dugg sa néeg du ñu fëgg. et pourtant lu alquran insisté la pour ñu jàngal xale yi, surtout ñuy miin ba la ñuy dugg seen néeg way jur ñuy yëglu. yooyu yëpp pour wax la ci wàllu préparer xale bi surtout ci sa environnement wu bopp. te mooy fi ngay njëkk a commencer mooy même bu amee néegu boppam bala ngay dugg néeg bi del fëgg, parce que pour yar ko ci moom. waaw moo tax nag ci hiérarchiser responsabilité bi moo tax arab lu doy waar lañu, dañ naan la fal ummu daa'iman wal abu ahyaana wal muallimuuna bayna fatratin wa uxra. ok yaay ji moom daayiman li ngeen naan daayiman ndëppat daayiman moom kenn ëpp ko responsabilité ci orienté doom bi, ndax moo gën a jege xale bi te it moo ëpp jot way jur bu góor bi. kon moom responsabilité bi li ci ëpp ci moom. moo tax nga gis alquran di insister d'abord ba la muy wax waxu yar bi mu wax waxu nàmpal bi, parce que nee na xale xamuloo ni fi muy nàmpe fi la ñuy commencer yaram, fi muy nàmpe même ñi ngi koy tërale pour mu nàmp sax lu jar a seet la. xale du nu la neex rek nga tërale ko pour mu nàmp. yooyu yëpp dafa am noo ko war a téye bu yiwee mu di ko sentir, bu ko xamul it dina ko sentir bu ci ne. waaye xam nga di nàmpal sa doom léeg-léeg nga xët ko daal di koy daggal saaka yaa ngi may mat dañ ko xeeb mais lu am solo la. xët ko ci kii bi ba noppi saaga ko ni ko yaa ngi may mat, et pourtant defoon na la lu gën garaaw màtt bi te teewul waxoo ca dara. kon ni nga muñe boobu te mu gënoon metti mën nga ko muñe bi ci des da ngay xam ni du ko def volontairement. waaw yooyu yëpp foofu ngay commencer, bi ci des mooy nga di ko nàmpal di ko xool mu di la xool nga di ko xool bët yoo xam ni dafa am loo koy waxaale, parce que dina ko yëg. mais loolu yëpp ñun duñ ko def si yitte. foofu la ñu commencé xale bi bala muy dem école. bi ci des mooy liñ koy solal, parce que yooyu yëpp xale dina ko sentir. te mooy xale tuur ndox ci biir ngembam nga bàyyi ko noonu, wala mu dem àll ba nga bàyyi ko noonu. yooyu yëpp am na ci yii tax xale teel a ñàkk jom la bokk. mais boo ko tàmbalee fu mu ko defee, mais am na ñu nga xam ni ñoom duñ ko accepté. xam nga li gën yéeme ci àdduna ñu de la wax ni yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñépp wax nañ ni bi mu nekkee ndaw benn moment rek la ñuy yëg fu mu jooyee moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. benn moment rek la ñuy yëg fu muy jooyee mooy buñ ko summee def ko yaramu neen pour sangoo ko. ruuxam du ko àttan pour def gi ñu ko def yaramu neen. foofu rek la ñuy mës a dégg baatam mu jooy, mais bu dul loolu kenn du dégg baatam, parce que seen ruux moo toll noonu. waaw
bu ko defee nag loolu dañ la koy jox exemple pour wax la ne la xaleel bu xamul it am na lu muy yëg waaw bu ko defee foofu ngay commencer di organiser aussi ay repas di seet noo ko koy joxe aussi di ko jox jox bu yiw parce que yooyu yëpp du ko xam mais dina ko sentir dana ko enregistrer aussi waaw waaw bu ko defee itam di ko tàmmal nag mu